nee na paa bi njëkkeewu ko ci kii dafa am keneen foo xamante ne foofu la ko njëkkee ci doomam bu mu sukk jur. jërëjëf mbokk internet yu Ndanane TV mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal di leen nuyu di wax ni mbokk yi ba tey ñu ngi fii ci Joal waxoon nañ leen ay bés yi ñu génn nag fii ak une semaine dinañ fi dellu si loolu mooy sababu ñu dellusiwaat ngir wax leen mbir mi ñor gum ñu ñor yàlla nag mi ngi commencé def ci mbir mi tawféex ak jàmm ak salaam ginnaaw béy wéy na mbuus ginnaaw ba Rabia mi ngi nii toog nga xamante ni natt bi daloon ci kawam ay mbokkam nangu nañ ko. xam na ne lii nattu la waaye dafa sabab bi dafa jaare ci loxoy nit loolu moo waral ñu tëggoon suñu gémmin ñaan ci àdduna ay njàppale yoo xam ne si dina jëm ci dundu Rabia ngir mu ñoŋ ndimbal gi nag soxlawuñ ko maanaam xaalis boo xam ne pour nit da koy dunde wala dara ndimbal gi ñu doon sàkku mooy Rabia santeem mën a tegu ci yoon ci noonu nag ci la am benn association boo xam mi ngi tudd Mots et Mots de l'enfant nga xamante ni yabal na fi ndawam muy bàjjan national toog nii nga xam ne am na kàddu yoo xam ni jëlee na ko fa mu tukkee ci ñooñu jëm ci ñoom lañ ca wax nag mooy jël Rabia en charge jël ko en charge mooy bépp papier boo xam ne jóge na ci ñoom jóge ci hôpital jëm ci Rabia ñoom pare nañ pour jënd ko muy premier pas boo xam ne vraiment geste bu ñu saluer la ci noonu tamit Ndanane TV tey ci ñëwam. jël na buyam ak déemam ngir jàpp ci liggéey bi ndax boo jiitee benn mbir di ca dox war nga caa feeñ moo tax ñu indi aide alimentaire bi nga xamante si ni ngir kër gi man cee dimbaliku ba koroog Rabia yàlla di ko defal jàmm lu muy loolu rek papaam tey ngeen am ci écran bi ñu bàyyi ko mu nuyoog mbokk Sénégal donte ñaari baat la sax mu yëkkati ko ñu wax leen objectif bi dëgg-dëgg ak fi ñu toll ci liggéey bi ak fi Rabia toll ci état de santé am ngir ñu mën a dem am na tamit ay kàddu yoo xam ne judduwaat na ci mbir mi ci ki nga xam ne moo def mbir mi ndax dañuy wax ni jamono ji yoon jàllale na ko waaye am na lu judduwaat ci ginnaaw ndakate yoo du Rabia kase waaye maa ngi ciy ñëw sama waa ji maa ngi lay nuyu. waaye maa ngi lay delloo. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. man mooy papa Rabia mooy kale bu am lii te lii am nañ ci lii dëgg yàlla foogu ko ke xalaatu na ko kii dama koy yëkkati dem ci paa bi di wax am moom ma ne ko kii dama bëgg nga jàngal ma ko mu ne ma waaw comme gis naa ko ay yeneen nit ñi fi nekk di jàng ma waxtaan ak moom ba juboo weer bi 3000 chaque weer ma fay ko xale bi di dem foofu di jàng ndekete am na li muy def ci xale bi te man yëgu ma ko kenn yëgu ko xale bi di dem feebar fii ñu ko yóbbu hôpital te waa hôpital yi yëguñu loolu bàyyi ñu xel ci loolu sax parce que da doon daanu fii hôpital lay yewoo bàyyi ñu xel ci loolu ndekete am na lu muy jaar pour xale bi dem ba xale bi omb ñu yëguñu ko ba keroog yàlla fekk ndaw si xarit sama jabar bi muy jaay mu woo ko mu ne ma Rabi mu ne waaw mu woo ko ba mu ñëw mu xool ko comme am na yeneen xamante ne bu ñu gisee rek dina xam kii lan la ma ko omb na après mu woo yaayam yaaya ñëw mu ne ma lu dal sa doom bi kii mu ne sama doom bi febrom moo ko jàpp kii mu ne déedéet du febrom kii sa doom bi dafa omb kii mu ne lan mu ne ma waaw sa doom bi dafa omb yóbbu leen ko hôpital après mu ñibbi si kër gi mu woo ma pour ma ñëw ma ne ko lan la mu ne ma Rabi daa feebar ma ne ko ah mu ne ma waaw comme nee na ma Rabi dafa feebar comme de doon feebar temps yàlle comme noonu la mooy wooye ma jóg ñëw mu ne ma ah ndeeloo de nee na ma Rabi dafa omb ma ne ko Rabi omb lan mu ne ma waaw Rabi daa ma ne ko lan ma ne ko déedéet loolu mënu nekk mu ne ma waaw ndeeloo loolu la ma wax
ma jël xale bi yóbbu ci hôpital ñu xool ko fekk ko ëmb la ma ne ko lan mu ne ma waaw ma ne kii ku de ëmb la mu ne ma waaw ma ne ko ñaata weer mu ne ma il faut nga def écho ma ne ko écho mu ne ma waaw ma ne ko wax leen ma kan leen di wax dëgg la mu ne ma wax dëgg la ñu woon ma programme bi mu ne ma gis nga ma ne ko waaw mu ne kii dafa ëmb après ma ne ko ana ku koy defar kii écho bi mu ne ma moom wàcce nen mais day am kuy ngoon ma ne ko amu problème ñu woo ko mu ñëw mu def ko écho mais avant boobu kii joxoon na ma kayit ñu laajte ko kii kan moo la def lii mu ne ma ah kii de su dee am naa ko ki may jàngal moo ma def lii ma ne ko lan mu ne ma wallaay papa ki may jàngal moo ma def lii parce que dafa am lu muy bind di ma jox pour ma naan mu ne ma lii boo ko naanee sa xel bi day neex pour jàng ma ne ko la mu ne mu waxtaan après ma dem gendarmerie ànd ak moom ak kayit bi mooy jële jot ci hôpital ma ànd ak moom ma expliqué ma fekk kii ku nekk ci bureau bi ma wax ko mu ne ma lam mu ne ma waaw mu ne ma léegi waa ji fu mu nekk ma ne ko waa ji bi ki fii la nekk jàngalekat yi kii moo may jàngal sama doom bi mu ne ma léegi demal nga porter ko plainte ma ne ko amul problème ma ne ko fan lañ ko ba porter plainte mu woon ma foofu ma dem porter ko plainte ma ñëw ma ne léegi nag balaa may kii ni laaj leen kale bi nde yéen mi gendarmerie fi nekk ak kale bi ngeen kese ngeen wax mu wax leen lu leer mu ne ma waaw après mu woo Rabia mu laajte ko Rabia wax ko loolu mu ne ma kii de moo ma def lii parce que dafa am lu may bind di ma jox ma naan chaque fois lii soo ma naanee sama xel bi day dem du ma xam lu ma ci nekk ma ne ko ok kooku tamit wax loolu léegi bi ma demee ñëw ma ne ko laaj nga ko mu ne ma waaw laaj naa ko mu ne ma ki koy jàngal moo ko def lii ma ne ko ok moom tamit loolu la ma wax mu ne ma léegi indi plainte bi ma jox ko plainte mu jox ma benn ticket mu ne ma demal ba lundi 10 heures ngeen ñëw fekk expliqué naa commandant bi ma ne ko ah mu ne ma waaw ma ne ko amul problème léegi bi ma bëgg commencé de ma ne ko ah est-ce que waa ji du dem après gars bi ci gendarmerie mu ne ma moom même bu dawee fu mu munta nekk dinañ ko jëli si ma ne ko ah mu ne ma waaw ma ne ko amul problème après ma delluwaate kër gi dem loolu samedi la woon dimanche fekk kii sama jabar woo na ku ko xamante ne yëgal na ko kii moo sa doom bi daa ëmb mooy ndeyloo après ndeyloo fekk dafa nekk woon fii mu ñëw mu ne ma ah lii munta nekk nam dem xaaral ma dem wax sama mag El Hadj Ndiaye après mu dem wax El Hadj Ndiaye ñu woo ma fii ma dem foofu noonu garage fekk si leen mu ne ma nan dem jëli waa ji ma ne ko ah garam boobu xam naa ko mais xaw ma moom moo nekk si responsabilité ci garage bi foofu noonu mu ne ma mam mooy nekk si responsabilité ci garage bi fii lu fi munta xew mam mi fi taxaw ma ne ko ah demoon naa ci gendarmerie porté naa ci plainte mais ñoom mu ne ma lundi après moom tontu ma mu ne ma bu ñu bàyyee ba lundi waa ji day daw te woote naa gendarmerie mu ne ma xam nga waa ji fu mu dëkk ma ne ko non xaw ma fu mu dëkk kii ci bitikam laa xam ñu dem ci këram fekkuñu ko ñu dem ci bitiki fekk ko ñoom garanjaay ak ndeelo ak yeneen ñu yëpp dugg ma takaw ci buntu ba ak vie ñu yëpp dugg ma takaw ci buntu ba ñu ñëw laajte ko mu ne ma waaw dëgg la moom moo ko def lii xale bi lu mu wax moom dëgg la moom moo ko def après gars yi jàpp ko ñu woote gendarmerie gendarmerie ñëw jël si ko ñu dem si gendarmerie bu ñu eggoon ci gendarmerie ma ñëw bi ma ñëwee dugg commandant bi dafa génnoon foofu après fekk kii di nekk ci biir ci kii bi ci ordinateur bi di ma laaj mu ne ma yow mooy papa kale bi ma ne ko waaw ma mooy papa kale bi après mu commencé ma question ma koy wax commandant bi génn mu ne ma ah pa bi de laaj naa ko mu ne ma moom moo ko def kii mu ne ma ok après ma continuer noonu mu ne ma léegi demal nga ji indi écho bi ma indi écho bi ak kii bi ak kayit bi ñu dugg moo la wax dama indi écho bi gendarmerie waa gendarmerie mu ne ma ana kayit écho bi ma génne kayit écho bi jox leen fekk kayit écho bi 4 mois 26 jours la am ci kayit écho bi après mu jël yëpp dugg ci biir mu def lu ñuy def mu ne ma léegi ñu woo ma mu ne ma léegi kayit bi da nga war a yóbbu ci hôpital mooy hôpital bu mag heureusement du ma maa fi dem moom moo jox beneen
gendarme mu fi nekk moom moo dem ci foofu noonu moom tamit moo dox ci programme yooyu yëpp ba mu jeex après lundi kii ci ngoon gi mu ne ma léegi dem leen ngoon dinaa leen woo ma ne ko ok après ñu ñibbisi ñu woo ma fekk may bàyyi sama téléphone bi fii ma dem garage bi ma jógee garage ma daje ak Grand El Hadj Ndiaye mu ne ma gendarmerie woo na la mais sa jabar lañu jot de la soxla dañoo bëgg nga yóbbu xale bi hôpital bu mag mooy docteur bu mag bi ma ne ko mu ne ma waaw ma jël xale bi foofu dem hôpital bu mag mais dañu tardé heure bi parce que kooku 16h la wàcc bi ma àggee foofu ma woote commandant bi ma ne ko ñëw naa fii de mais waa ji dafa wàcc après commandant bi mu ne ma léegi xaaral ma woo ko mu woowaate ko mu ne ma léegi dem leen suba 7h na la fekk si foofu ma ne ko ok 7h soobee yàlla ma jël xale bi ma dem foofu hôpital ma woo commandant bi ma egsi ma ne ko egsi naa de maa ngi nii mais waa ji gisuma ko après commandant bi woote waate waa ji ñëw génne ci bureau bi woo ma mooy docteur bu mag bi mu woo ma dugg man ak xale bi ak ndeyloo ñu vérifier xale bi ñu laaje ma ak li mooy war a laaj moom kii bi docteur bi mu defar kayit yi ba pare mu jox ma mu ne ma dawal nga yow rek la ñu xaar ci gendarmerie ma génn dem ci gendarmerie ñëw joxo commandant bi programme bi après commandant bi mu ne ma léegi dem leen man programme bi ba fii laa ko xam ba léegi nii ci biir boobu noonu ci biir programme ci yooyu noonu waaw dëgg yàlla ci loolu Grand Ndiaye Grand El Hadj Ndiaye ma dem laaci waate ko ma ne ko gars yi woo na la mu ne ma noonu wootewul mais nañ ko déglu ma ne ko ok ngoon ji ma jaar waate fa mu ne ma gars yi defere nañ ko de ma ne ko bu defere kan moo la wax defere nañ ko El Hadj Ndiaye mais gendarmerie ba tey woowu la ñu ne defere nañ waaj non ñoom woowu ma dégg yàlla fi ma nekk nii ñoom kenn woowu ma mais dañu ni mais El Hadj Ndiaye nee na man gars yi defere nañ ko ma ne ko defere nañ ko mu ne ma waaw ma ne ko ok après ci programme boobu fii nii laa ko xamee. delluwaat nga gendarmerie boobu ak léegi. non boobu ak léegi delloogu ma ko numéro commandant bi saa yor naa ko fii mais delloogu ma ko wootuma ko tamit foofu dëgg yàlla. est-ce que doo ko woo laaj ko ndax sama mbir fu mu toll ba xam moom lan la lay tontu. waaw loolu tamit mun na nekk mais wootewu ma ko te dëgg yàlla moom te demoogu ma foofu dëgg yàlla waaw. programme ba nii laa ci xamee ba léegi nii. mi ngi noonu léegi nag sa doom béy wéy na mbuus fi ne lu ñu bëgg mooy. Rabia ci santeem. waaw dëgg yàlla instant nii li ma bëgg ku fi munta taxaw ak ku munta jàppale na ma jàppale ndax yàlla ta lii foogewu ma ko woon xawuma ko woon te xalaatuma ko woon na ku ko mun na jàppale ñaan na yàlla na ko yàlla jiitale sam kii pour mu mun a jàppale ma képp ku ne ku ko mun na jàppale ñaan naa ko yàlla na ma jàppale te encore ñi ñu fi amul lii dama ñaan yàlla lii bu fi amaat ci suñu jamono parce que lii lu ñaaw la kii kale bu ndaw la dama ko yëkkati pour mu jàngal ma ko ma koy fay weer 3000 dem na ba ma defee lii dëgg yàlla mu ngi ci yokk yàlla ak yéen ñi fi jiitu mu bàyyi naa leen ci yokk yàlla ak ñi fi jiitu na ma dimbale pour kale bi génn ci lii ci jàmm ak salaam waaw salaam. incha allahu rabbi loolu yaakaar naa ni papaam tey yéen a ngi koy soog a dégg mi ngi soog a àddu te li mu wax lépp mooy nan ko jàppale ngir Rabia génn ci lii te loolu am nañ ci njort lu wér. aco Badiane yow mi nga xam ni waa association bi yow leen yebal fii yan kàddu nga mën a rotal ci mbir mi ak lan nga mën a wax ngir que ni ñu xam ne Rabia mi ngi ci assurance. waaw asalaamaaleykum àdduna asalaamaaleykum maa ngi leen nuyu yéen ñëpp di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di sant yàlla bu baax a baax a baax a baax di wax tubarkalla ñi ma fi yónni suñu association bi ñu fi yónni tubarkalla ñoo ma yebal tey pour ma ñëw fii que ñoom Rabia yàlla def na am na loo xamante ne fekk nañ ko fi dañuy sant yàlla ndax lépp ci suñu borom rek la léegi association bi dañoo bëgg a jël Rabia en charge ndax ñoom ñu ngi Paris dañ ko bëgg a jël en charge dañ ko bëgg a téye dañ ko bëgg lépp loo xam daf ko soxla ay ordonnance mag ak lépp lu mu soxla rek incha allah dañ cee bëgg a taxaw hôpital bi muy fajoo ñoo ciy taxaw ay garabam ñoo koy jënd lépp loo xam ne soxla na ko rek incha allah rabbi sekk
dinañ ci taxaw dinañ ki xar suñu tànk tubay ndax lii dafa metti da ko xool kii xam ne kii xale la xale bu ndaw la waaye dañ koy ñaanal rek yàlla may ko jàmm may ko salaam may ko omu sedd guy képp ku ci mën a jàppaat rek ñun ñi ngi woo ñëpp xeebuñu dara képp ku ci mën a jàppaat it nga ñëw jàpp ci ndax kii dafa soxla ku ko jàppale Rabia soxla ku ko jàppale famille sax soxla nañ ko jàppale Seck mais ñu Rabia moo ñu gën a intéressé ndax xale bi mi ngi jàng te bëgguñu njàngam yàqu bëgguñu mu sonn bëgguñu mu xiif bëgguñu mu mar bëgguñu dara dal ko lu dul jàmm ak salaam ba waa association bi yónni ma ñoom abi yónni ma pour ma ñëw assister li ñu jógee ba Thiès nag ñëw tubaarkàlla dañuy ñaan na yàlla nañu ci yàlla defal jàmm yàlla defal ñu ci sutura ba lépp luñ ci séentu rek suñu borom teg ci loxo ba mu oyof toy ci moom loolu rek la ñuy ñaan waaw loolu dong moo ma taxoon a jóg. mi ngi noonu mu nekk kàddu yoo xam ni vraiment rafet na waa association mots et mots de l'enfance ñoom ñoo pare pour accompagner Rabia information bi leen di jox mooy que ni suba wala après demain dina jël Rabia yóbbu ko ci clinique bi ñu ko war a yóbbu mu defal ko premier soin am ñu booleeg dossier yi nga xam ne yoroon na ko fii jot naa dem hôpital pour ñu xool nag nan lan mën a accompagner Rabia ngir ëllëgam doon lu ñoŋ Rabia yaakaar naa ne tey da ngay jéem a góorgóorlu ci wolof dégg nga li ñu fi wax am na benn association bu la bëgg a jàppale yan message nga mën a wax. waaw. waaw. wolof moom mënoo ci dara. mun naa kay. ajo waxal Sénégal nga maanaam ñi la bëgg a jàppale ngir nga mën a mucc ci jàmm yan kàddu nga leen mën a wax. ñu jàppale ma rek. ajo Rabia vraiment affaire bi sax da koo tuuse nag vraiment waaw ñu ngi jégalu bu wér sama waa ji kaay yow moo xam à chaque fois yaa ma jox information yi ma bëgg ah ajo mi ngi noonu yaakaar naa papaam wax na Rabia dalal sa xel jàmm ak salaam rek nga am incha allahu rabbi aco yan kàddu nga mën a rotalaat ci mbir mi ak fi mbir mi toll. jaay jawt na ko ñun de wax dëgg yàlla ci diggante bi am na ay yeneen wax yi bees ñu ci jotaat parce que waa koñ bi ci boppam moo ñu informé nee na paa bi njëkkeewu ko ci kii dafa am keneen foo xamante ne foofu la ko njëkkee ci doomam bu mu sukk jur te ñun nag xale bi wutuñ ci xaalis wutuñ ci dara dañoo bëgg justice dox yoonam rek parce que ci réew boo xamante ne réew bu normal lañ ne ci li ñu yaakaar waaw mais tamit kii papam nee na ma gendarmerie jàllale nañu waa ji te ba léegi ni wooguñu papam amagul information leer ndax jàll na wala jàllut ñun nag instant ci loolu lañ toll wasalaam. non yéen fan ngeen amee information que ni moom mus na def lu ne mel ab doomam. man ak jigéen bu dëkk ci koñam moo ma ko wax waaw moo ma ne xale bi ñëwoon na fa vacances paa bi defaat na yu affaire yu mel noonu doomam bu mu sukk jur ba affaire bi bu ñu déggee def na ko kii nii nijaayu xale bi ci boppam moo toll fu mu toll woote fii téléphone expliqué tamit xale boobu nu muy dund instant yi nii dëkk bu mu ne waaw. kon Rabia mooy deuxième victime bi ñu xam ni góor gi def na ko lool. waaw Rabia ci lañ jóg a xam mooy deuxième victime bi. mais dossier bu mel nii ngeen dem gendarmerie baagante ban ki ngeen jàppanteel ki nga xam moom ngeen joteel mu def lii seen doom ndax gendarmerie bu ko defeeree waru leen a woo ni leen yóbbu nañ comme déet. ñun de ci loolu lañ jàppoon de ñun de loolu lañ yaakaaroon bu ñu demee ba jàllale ko bu jour bu ñu ko war a jàll dañoo waroon a woo papam ñëw ñu ne ko nag affaire bi nii ak nii la toll ñu ngi koy jàllale te tamit bu demee ba jour atte jot ñoom ñoo koy woowaat ñu ne ko atte bi tey la wala suba la wala ginnaaw suba la wala weer nangam mais bu fekkente ne ñoom dañoo toog nii rek di déglu kon ñu ngi ci lëndëm xamaguñ ci dara waaw. aco loolu yaakaar naa ne leer la mais message booy wax ci Rabia ngir ëllëgam. ñun daal ñu ngi sàkk ku koy jàppale te yàlla tax waaw séentuñ ci alal séentuñ ci dara képp koo xamante ne jóg na pour dimbali ko na ko dimbali te yàlla tax ngir santé am mu am doom ak jàmm ak salaam ñu lekk loolu lañ koy ñaanal te yàlla tax waaw. tey am na association bu ñëw ànd ak Ndanane TV ci liggéey bi ngir ñu mën koo yóbbu ci clinique yu am doole ngir mu faju loolu bañ jàngat nga ciy def. loolu rafet la loolu ñooñu bu ñu jógee pour jàppale ko dañ ciy ànd ak ñoom rek waaw dëgg yàlla waaw. Rabia mi ngi def classe CM2 mbaa njàngam du ngeen yaakaar ne mën na cee yàqoo. waaw mën na cee jaar yàqu parce que tey jii bu demee ba kii rendez-vous yi takkar naa si chaque fois muy raté cours chaque fois muy raté cours su yàggee année blanche lay def waaw.
ak autorités yi ngeen dëkkal fii ci biir Joal ñoom amul kenn ku solagul daalam ñëw jàpp ci mbir mi. non non ñun gisaguñu kenn wax dëgg yàlla gisaguñu kenn ñëwagu fi waaw. ban message nga mën a lancer kon ngir mbir mi mën a mujj ci jàmm. ñun daal ñu ngi ñaan yàlla li ko dal yal na ko yàlla tegg jàmm ak salaam waaw ndax lii nii kenn yéenewu ko waaw ñu ngi nuyu ñëpp di baal ñëpp ak jërëjëf. frère mu ngi noonu ñi ñëpp ay témoins la loo xam ni ay dëkkandoo lañ yu bëgg a jàppale Rabia ci combat bi toi tu vas exprimer en français. D'accord. Ok, vous allez bien? Ok, ça va. Donc, on vous souhaite d'abord bienvenue. Donc, ce combat, nous le menons tous depuis le premier jour. Donc, on a un problème ici. Le problème, ça s'est passé dans notre secteur, quartier, là où nous sommes. C'est des voisins et parents. On vient du même village. Donc, au début, ce qui s'est passé en résumé, voici la petite, elle a presque 12 ans. Donc souvent elle tombait malade. Nous on voyait tout ce qu'elle dépérissait et chacun se posait des questions, qu'est-ce qui ne va pas, et tout ça là. Et pour votre information, elle a fait ici 3 fois des crises. Ah bon? Des crises de 14h jusqu'à 3h du matin. Elle était dans le coma. Donc nous tous on s'est posé des questions. Chacun disait c'est ça, maraboutage. Parce que en matière d'éducation, c'est une enfant, vraiment elle est exemplaire. En matière du Coran ou bien à l'école, vous pouvez demander. Partout, toute personne que vous interpellez, elle a des bonnes notes. Elle se voit. Elle étudie très bien, très sage, elle ne se promène pas. Mais malheureusement, ce qui s'est passé est passé. Donc ça s'est passé à un moment où personne ne pouvait la suivre. Sinon, la maman là, elle est très, très, très exigeante. Vous voyez, elle n'a rien, mais elle est très exigeante en matière d'éducation. Nous tous ici, tout le quartier ici, connaît combien de fois elle est très exigeante, très dure avec la fille. Mais c'est le moment où elle est tombée malade, elle était opérée, elle était enceinte, elle a fait une césarienne, elle a passé beaucoup de temps à l'hôpital, ici à Hambourg. C'est en ce moment que l'acte s'est passé. Mais à notre forte surprise, quand elle est revenue, on l'a amenée à Bodjen. Ces gens-là, vu l'âge et comment elle est petite, ils ont eu peur, ils ont dit allez-y faire une échographie. Les gens disaient c'est des fibromes, tout ça là. J'ai dit une fille qui vient juste de commencer à voir ses règles, 11 ans, 12 ans, comment elle peut attraper une fibrome? J'ai dit c'est extraordinaire. C'est en ce moment qu'on a fait l'échographie, on a trouvé qu'elle est enceinte de 4 mois et quelques. Tout le monde était ébahi. Et moi, ce qui m'étonne et ce qui me fait mal dans tout ça là, à Joal ici, toute la communauté, peut-être nous sommes là, vous savez, les relations nous entre Africaines, c'est particulier. Mais personne ne s'est déplacé ici pour venir consoler la famille. Mais au contraire, il y a eu des gens qui se sont déplacés pour venir demander pardon, de ne pas porter plainte contre le monsieur, de le laisser. Il va amener la dépense de la fille, on dirait que la fille ne mange pas, mais qu'elle a faim. On dit que la fille n'a pas besoin de manger ou bien elle a 11 ans. Depuis ces 11 ans-là, ce sont ses parents qui le prennent en charge. Elle se voit. Donc l'essentiel ici, nous tous, on a peur. Comment elle peut amener la grossesse là à terme? Tu as vu sa taille, tu as vu sa corpulence. Hein? À chaque fois qu'elle est malade maintenant. Donc ça, c'est notre inquiétude. Donc c'est pourquoi on a fait appel à vous et à toutes les associations de nous aider, c'est-à-dire cliniquement, pour aider à la soigner, c'est-à-dire à l'accompagner. Et moralement, elle est abattue, tu as vu. Donc nous tous, on se demande comment elle se lève le matin ici pour aller à l'école. À chaque fois qu'on la voit, on l'interpelle, on la conseille pour l'aider moralement. Nous, c'est ce qu'on peut. Est-ce que vous voyez? Mais ce qui reste pour nous aider dans l'accompagnement, la santé et tout ce qui s'ensuit, on s'en remet à vous. Est-ce que vous voyez? Et pour ce qui est en matière de justice, on interpelle les autorités. C'est-à-dire, nous, on ne souhaite du mal à aucune personne. On ne veut pas du mal à personne. Mais ce qui s'est passé ici, il faut qu'il donne un exemple. Est-ce que vous voyez? Si ça se passe et que ça passe comme ça, comme si on balaye d'un revers de main, le lendemain, ça peut se reproduire. Mais si tout le monde, tout le Sénégal voit que ça, c'est un exemple, c'est-à-dire les gens auront peur de refaire la chose là. Mais imagine ça. Tu vois un enfant de 11 ans va chez toi,
tu lui donnes à boire, soi-disant que c'est augmenter son intelligence, ou bien l'aider à le soigner. Après, elle dort et puis tu fais ce que tu es en train de faire. C'est-à-dire, c'est des choses qu'on ne peut pas dire. Ça, c'est inhumain. Ok, c'est bien. Vous voyez? Donc, nous, tout ce qu'on vous demande, c'est-à-dire, c'est la justice soit faite sur ce volet-là, sur ce cas-là, et que toutes les bonnes volontés qui peuvent nous accompagner pour l'aider à amener la grossesse à terme et continuer ses études, parce que c'est une enfant qui étudie très bien. Sur le Coran, tu ouvres le Coran, tout ce que tu la demandes, elle peut le lire ici. Ça, c'est tout le monde. Est-ce que vous voyez? Le matin à 6 heures, au moment où on prie à la mosquée, tu te lèves, elle se lève pour prier. Ça dit, il n'y a pas de doute sur ça. À l'école aussi, elle est exemplaire. Est-ce que vous voyez? Donc, si ça s'arrête maintenant, c'est un gâchis. Non, ça ne s'arrête pas là. Est-ce que vous voyez? Donc, nous voulons des gens qui nous accompagnent pour l'aider à mener sa vie. Est-ce que vous voyez? À se prendre en charge. Parce que là, actuellement, là où elle est, ne la voyez pas comme ça, elle est complètement traumatisée. Hein. Ça, elle est complètement traumatisée. Merci beaucoup. C'était ça. Merci bien. Ñu tënkal leen rek. Un mot, on vous remercie beaucoup pour votre combat aussi et pour votre soutien depuis le jour que tu es venu ici. Vraiment, tu es à remercier quoi. Merci bien. ci tënk rek comme que ci réew mi leen nekk ajo jegesil nii ñu wax leen yaa ngi dégg Kara mi ngi ñuy wax ni ay qualité Rabia la ñu doon expliqué du ñu wax ni jigéen la joo xam ne ku am jom la ku am avenir la boo xam ne ñu ngi koy yaakaar ci moom ndax mi ngi ñuy xamal ni 6 heures du matin bu jotee sax heure fajar gi day yeewu julli te ay classe am ay meilleure note rek lay am teg ci xale bu jigéen la boo xam ne alxuraan aaye boo ko ci ibbi laaj ko mu wax la teg ci wax ñu tamit Rabia maanaam li sax mënees naa wax cat bu ko dal la te ndaw la mi ngi ci yoon yàlla na suñu borom sippi digg boobu sànni ko waaye tamit ñoom ñu ngi ragal que ni ñu xaw a salfaañe waa àq ak yelleefu xale bi ndax ñu ngi gis ni maanaam réew mi ñi ko xam bari na ñi dëkk ak moom tamit bari na ñëpp yëg nañ histoire bi waaye ñi fiy ñëw mooy ñii ñëw di ñaan si njëkk naan mbir mi daal nañ ko teg ci suuf nan loolu lu ko jaaxal la aussi mi ngi wax tamit lu jëm ci loo xam ne si nii xale bi ci wér-gi-yaramam ëllëg ndax mi ngi naan boo ko xoolee xam ne kii mënul jël ëmb di ko yóbbu ba fa mu war a àgg donc kun war a accompagner la am na lu mu porté ŋàbb ko mu nekk ci moom te fa mu jëm ak moom amul kattan yóbbu ko fa donc dañ ko war a gunge ngir mu mën a àgg ci yoon woowu ndax yàlla moom àgg te yaakaar naa ne am na njot dina ko àggale incha allahu rabbi donc def na cri de cœur boo xam ne Kara xam naa ci loolu lañ koy tëjee sax lu muy loolu rek bala maa ñëw ci yow pour nga defal ma synthèse ñu laaj yaayam ñaari baat rek ngir ñu tëj mbir mi ndax Sénégal gépp tey seen xol dina tooy bu ñu seetaanee lu ne mel ndax vraiment damaa touché au fond du cœur yàlla xam na ko ndax Rabia fi mu toll nii xale boo xam ne nga am ay meilleure note ci biir classe am xale boo xam ni tegu na ci yoon xam lu baax di ci dund nattu dal ko waaye nag alxuraan gi mu jàng xam na ne ndogal nit du dund jaam ak sabab yàqu bi yàlla la ku ko neex la koy sotti sa ndab xam naa dina gëm loolu aco ma bàyyi la yaay ba nga nuyoo tey nga tënk rek wax ak sénégalais yi ñu mën a jeexal mbir mi. waaw jaar na la nga si jàmm ba man kay moom lii toog foogoom ko de affaire bi foogoom ko wallaay dimbali ma rek waaw. aco Rabia suba dina ñëw ci clinique ba commencé ay fajam loolu loo ci wax. waaw mun na nekk waaw mun na nekk de soo defee noonu baax na waaw. aco Ndanane TV tamit indi na leen dund goo xam ne di ngeen ci mën a jàppandiku ngir mbir mi mën a ñoŋ loo ciy wax. loolu kay baax na waaw loolu kay baax na moom. aco jërëjëf kon maa ngi lay jaajëfal tey damaa fekk seen xol tooy ndax Rabia fii may wax ak yow sax mi ngi tuur ay xéewal aco Kara yan kàddu nga mën a rotal ngir ñu jeexal mbir mi. muy lu tiis lu métti sekk yaakaar naa bu fekkee déplacé wu ba ñëw fii rek doo xam méttit bi dayo bi fi mu toll ni ma ci gën a marqué ñaar la mooy seen loxo jotul seen ginnaaw benn ñaareel bi mooy tey duñ ñoo xam ne dañoo juddoo ci réew mi parce que mën nga ne ay étranger la ñëw fii di fi daan si seen doole buñ demee ba natt boobu dal ci seen kaw tey jii lu mën di xew tey jii nii na yoon def liggéey bi mu war a def
parce que leneen lu ci am lu dul lool rek xas la boo xam ne day daanu ci kaw derub Sénégal kii nag boo xoolee tey ji boo xoolee da nga koy xoolee sa rak wala sa doom tey boo xoolee âge bi mu am bokk ci élèves yi nga xam ne dañ doon am meilleure note ci wàllu alxuraan dégg nga ko kii li mu nettali léegi aaye boo ko ubbil daf koy jàng waxtu julli du ko tardé kon kooku tey bu ko loolu dalee mën nga ni ndog la waaye mën nga ni natt la boo xam ne suñ borom xëy na moom moo ko teg ci kawam ñu koy masawu coono bu baax di masawu coono famille bi mais yow itam di la jaajëfal ci liggéey bu am solo bi ñuy jaajëfal bàjjan tamit moom gis nga def déplacement ànd ak association bi ñu ñëw pour taxaw ki nga xam ne mooy xale bi yaakaar ni lii kenn ku ne war na cee mën a def sa ñaq parce que def sa ñaq mooy jaamu yàlla te jaamu yàlla ci côté yëpp lañ ko mën a defee mais dafa rawati kii nga xam ne xale bu ndaw la xamagul dara 12 ans 11 ans moo koy natt ci lay am parce que caméra bi la ak jëm yi mais boo dikkee ba tiim ko sax ak image yi nga gis sa yaram day daw parce que dafa metti sekk dafa mekk ñuy wàccee ne foofu si cadre rek. ajo karaatay gis naan sa xol fees na mbokk yi ngeen wéy di abonné ci Ndaanaan TV ñu toppal leen ko comme ni ñu leen ko waxoon ci njëlbeen ga rek ñu leen Ndaanaan TV dina ànd ci combat bi ndokk nag ba yàlla indi ñu association bi boo xam mi ngi tudd Mots et Mots de l'enfant jël seen délégué muy bàjjan indi ko fii pour ñu jàpp ci liggéey bi di leen wax ni clinique ba nu jëm incha allah nañ xool clinique bu baax bàjjan bu ngeen ko xamee sax ngeen wax ñu bu ñu boole ak suñuy gëstu clinique boo xam dina mën a porter combat bi joppal ñu Rabia di ñu ko traiteel ci ni ñu ko war a traité di ñu ko suivre ni ñu ko war a suivre ba ko rek yàlla defal ko jàmm ci loolu rek mooy objectif bi incha allah rabbi fekk ay bés bu ngeen gisaat Rabia di ngeen ko gis ci condition yu extraordinaire te loolu la ñuy ñaan. am na numéro bu ñu joxe woon. pour ñu def ci ndimbal. mais ndimbal li tax ñuy wax. amagu ci woon li fi ñëw ko ñëw. maanaam mi ngi ñëwee ci ndimbalu Ndaanaan TV. mais amul kenn koo xam ne defagul nga benn réaction boo xam ne. dafa tax ñuy wax. aco am na jenn waay ju ma envoyé 5000 francs am na ku ma envoyé 300 francs am na ku ma envoyé 500 francs ñetti envoyé yi moom lañ jot ñun 500 francs 300 ak 5000 francs te incha allah rabbi nañ ko teg ci loxo papam li ci des mooy Ndaanaan TV ñoo porté seen dooley bopp indil ko ceeb ak diwliñ ak yu ni mel ngir mën a dëgër mbokk yi lii nag mooy information bi leen toppal tey jóge Thiès ñëw Joal di leen wax ni incha allah rabbi Rabia am na ñu koy gunge Mantoulaye bu Sen TV ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax ndax gis na ni boobu ba léegi ci liggéey bi mi ngi ciy def test di joxe information yi ba ñuy wax Maison Rose pare na pour tàllal loxo Rabia ngir lël ko fa ba ko rek yàlla defal ko jàmm loolu nañ ci waxtaan ak mbokk gi am na clinique boo xam tamit woote na ni dina jël Rabia en charge loolu moom Mantoulaye moo ñu joxoon information bi waaye lépp dinañ ko toppaat ba fu mu waaye mujj rek ñu teg ko ci penc bi ñëpp jot ci mbokk yi mi ngi noonu di ñaan ci réew mi jàmm bàjjan ñu ngi leen di jaajëfal di leen wax soyez les bienvenus ci combat bi ba ko rek yàlla dañu defal lu ñu bëgg sësëwër tamit ñu ngi koy nuyu Cheikh Fall moo nekk ci cadrage bi Kara sama assistant ak mbokk yi nga xam ñu ngi seetaan yëpp di leen jox dig daje fii ak ay bés ci yeneen information mbokk yi jërë ngeen jëf